ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalal laaj ci seen jàngatu bés bi di leen baalu àq itam ci weeru sell wi ñu génn waaye si ci gëj déggante bi jàmm ak salaam la woon di leen ci baalu àq bu baax a baax. diggante bi nag bari na lu fi am ci wàllum actualité même bu ñu mënul dellu si waat ci lépp mais am na ay actu phare yoo xam ne mérité nañu taxaw ci benn mooy dossier Sweet Beauté ak li ci beesaat muy teewlu gi ñu teewlu docteur bi ko defaraloon certificat médical muy Adji Sarr ci kanamu doyen des juges lii vidéo spéciale lay doon ak quelques points yu ñu ci bëgg a leeral mu am itam leneen muy pencum ndawu réew mi nga xamante ni fekk daanaka ñaari weer ñu war a tabbat yeneen ndaw yoo xam ni daañu mën a teewal askan wi ci assemblée nationale. entre temps gis nañ coalition bu bees tukkee ci opposition bi ak yéen ci leader yu ci mel ni docteur Abdourahmane Diouf Thierno Bocoum juge Dème ba ci Thierno Alassane Sall ñu doon ruumandaat ne ndax dañuy rejoindre la grande coalition de l'opposition muy Yewwi Askan Wi wala ndax dañuy jël seen yoonu bopp finalement dernière option bi moo am. lii dañ ci taxaw seetlu suñu gis-gis ci bile coalition bu bees waaye tamit wax ci taxawaayu ñenn wala kenn ci ñoom muy Thierno Alassane Sall mi nga xam ni benn ci dernière sorteem créé na ay polémique ay coow. waaye leneen lu ñu mën a jàppee bees ci jongante yi ñu dëgmal mooy yeneen profil yoo xam ni miinuñu leen woon ci langum politique bi maanaam dem di dagan baatu askan wi ci yeneen domaine lañ leen xamee woon. daañu taxaw ci ñenn ñi déclaré officiellement seen candidature muy Pape Djibril Fall ñu ràññee ko ci wàllum tasum xibaar Guy Marius Sagna di yëngu ci wàllum activisme ak Dame Mbodj ñu xam ko ci syndicalisme ñeel njàng meek njàngale mi. déjà daañu taxaw ñoom ci lu ñu samp seen dënd ndax interprétation yi bari na gisi ni itam wute na. lañ koy dooree ci point bi ñu daanalee muy paax xar kanam yu bees ndax miin nañu leen mais pour ñoo xam ni c'est la première fois ñu déclarer seeni intention politique muy nag mbir moo xam ni ñun ñaari gis-gis lañ ci am gannaaw coow li nga xamante ni jur na ko. benn mooy il faut que ñu xam ni réew mi kenn moom ko rawatina fa nga xam ni fa la ñuy nase di nocci fa nga xam ni fa la ñuy décider daanaka ëllëgu Sénégal. dafa am lu fi nekk depuis les indépendances mooy dañoo jël politique benn ndombal tànk yi yamale ko ci benn cercle ay parti politique yoo xam ne ñooy tourner ku dem sa morom toog ba noppi ñu jël institution yi ak débat politique bi salteel ko tilimal ko ba boo xoolee depuis 1960 ay boromi xam-xam ñoo xam ni engagé wu nañ te bëgg servir le Sénégal dañoo ragal a def politique ndax xajuñ ci yenn yi surtout boo dee góor am looy jombale sa bopp. léegi nag bu ñu demee ba ñoo xam ni lépp ci askan wi naw nañu leen benn ci seen engagement ñaar ci seen dëggu d'après li ñu wan ñett ci seen ñeme jël yenn position yi bés bu askan wi di jàngoonteel yenn jafe-jafe yi ñooñee bu ñu demee ba gis ni seen mën-mën dafa am ay limite dafa am fu ñu yem rax ci doole am nañ leneen lu ñu mën a apporter institution yi particulièrement bërëb bu ci mel ne assemblée nationale ñun dañu gëm ni lu baax la. tey am benn Pape Djibril Fall boo xam ne ëllëg bu naree voté budget assemblée nationale dina taxaw am ci gis-gis bu mën a soppi mbir yi moo ñu gënal député yi nga xam ne daanaka xamul luy voté budget ak fan la ñu war a dugal seen xaalis. am benn Guy Marius Sagna boo xam ne bu projet de loi naree jàll assemblée nationale te nar a faagaagal suñu réew dina taxaw xar ci tànk tubayam moo ñu gënal député yi nga xam ne nee nañ benn kilifa la ñuy tarbiyu lu mu indi la ñuy voté xooluñ baax na am déet. am benn dàmbooj bi nga xam ne mi ngi ci biir système éducatif bi te tey lépp lu ko métti ci njàng mi amaludul télé ak rajo yi te maana sax du saafarawu kookee teew assemblée nationale moo ñu gënal député yi nga xam ne suñu éducation xale yi intéressé wu leen. maanaam mbir mi question de choix la tànneef entre continuer ak assemblée nationale bii nga xam ne romb na médiocre ak doyadi ak une assemblée de rupture assemblée bu bees ak ay xarkanam yoo xam ne rafet nañ jot ci ñoom. ngir ñu am pincum ndaw réew moo xam ni dafay dëppook suñuy bëgg-bëgg ak ñoo xam ne au moins weg nañu leen ñoo xam ne yàgg nañu leen gis ci kanam askan wi. léegi nag ñaareelu gis-gis bi ñu am ci xarkanam yu bees yi yàgg wax li soxla askan wi te tey ñu décider sóobu ci langum politique bi mooy mu bañ a nekk benn vague benn étape buy pousser mbooleem ñi ne dañuy wax ngir askan wi surtout nag ñi nga xam ne dañu buruxlu dañuy mbubboo combat yi. ñooñee dem na ñoom itam dañuy politique ngir occuper les pouvoirs su ko defee ñu bàyyi terrain revendication yi alors que réew dafa soxla ñuy gérer am itam yu surveiller di xool di ci joxe seen xalaat ngir mbir yi jëm kanam ndax tendance boobu noonu la ñu nemmeekoon en 2012 gannaaw ba Macky Sall faloo te wolof dafa naan ku ndóobin ray sa maam foo gisee lu ñu ndaw
Macky ba mu faloo en 2012 dafa dem jëli mbooleem ñu doon wër ci plateau télévision yi di kaas doon xeex nguuru Maître Wade. Macky dem na ba jël liveur bi dàkkoon saaga te nekkoon bitim réew jamonoy Maître Wade muy Souleymane Jules Diop jox ko ndomal tànk. waa ji ba mu ñibbisee woon Sénégal da doon jooy ndax gëmewu ko woon. benn kuréel moo bañoon jamono yooyu ne ñoom soxlawuñu ndombal tànk muy mouvement Y'en a marre ndax Macky proposé woon na leen ay poste ñu ne ñoom dañuy féete ci côté askan wi. tey ñoo ngi ci ñaari weer avant falum député yi 1 an et quelques mois avant élection présidentielle yu 2024 ak nguur goo xam ne ci tànki nërmil la toll maanaam am nañ yaakaar changement am waaye changement boobee nag naam soxla nañ ci yenn profil yi yàgg teewal askan wi mais du activiste yëpp du journaliste yëpp du itam syndicaliste yëpp war a bàbbeeku dem naan dañuy dooni député mbaa beneen xeetu ndombal tànk réew dafa soxla équilibre bu ñii di doxal ñi leen di teg bët di jubbanti di fàttali ne yenn fi dégg woon lii yoon wii ngeen jël baaxul waxoo leen ñu woon lii ndax pouvoir dafa doy waar mën naa soppi nit. am nag ñu jàkkaarloog yow doon ay lanceur d'alerte di la delloo si bu dee da ngaa ne ci tànk jàdd yoon boo dëgëree bopp ñu vaar la ne la yaa fi waxoon nangam lii mooy defar réew ndax dafay tax ku ci nekk bañ a def lu ko neex nañ ci bàyyi xel. ba tey ci élection législative yi ñu dëgmal mu am si beneen coalition bu bees ci opposition bi jamono gi ñu bari doon xaar booloowu mboolem opposant ngir jël assemblée nationale ci loxoy nguur gi fi nekk. d'ailleurs xam naa moo tax ñu bari am déception ndax finalement booloo boobee du am. ci côté boobu nag dañoo war a xam ni ci wàllum politique ñëpp mënuñoo ànd. dafa am lu bari lu joué ci coalition muy wàllum affinité d'abord ki nga yemoo gis-gis ba noppi dëgguk moom ngeen yéeneente jàmm tamit. waaye aussi seeni militants ki seeni sympathisants xaw a neexoo te lii wax dëgg fa yàlla boo ko xoolee tey ci position bu Sénégal amul. bu njëkk guerre froide lañ doon def seen biir di maslaa mais léegi ci jàmmaarlu dëgg lañu nekk ba tax na ku nekk jël sa yoonu bopp moo gën ne serait-ce que pour noppal sénégalais yi ci yenn débat ak waxtaan yi nga xam ni du mujj fenn déggu du mës a am. donc coalition bi ñoom Thierno Alassane Sall docteur Abdourahmane Diouf ak Thierno Bocoum taxawal. démocratiquement lu am solo la déjà dina permettre ëllëg ku bëgg a voter l'opposition bi maanaam yow da ngaa contre pouvoir nga dem ba gis ne coalition bi mu bëggoon voteel jëmm ji ñu tànn doyuma ma dem voter benn liste opposant bu tane donte loolu nguur gi fi nekk lay arrangé bu voix opposition bi tasaaroowee mais pour électeur bi nga xamante ni farul fenn lu am solo la ci moom ndax dafay am largement le choix tànneef yu bare bari. naam opposition bi ci contexte bi ñu toll booloo ci benn coalition mooy li gën mais du force lii faaw yenn militants ak sympathisants yi xam ko pas pour élection législative yi ñëw rek mais ba ci élection présidentielle bu 2024. côté boobu noonu ñun dañ ciy ànd ak docteur Abdourahmane Diouf maanaam bañ a nax sénégalais yi ci ne opposition bi yépp dañoo war a bootu ci benn kuréel loolu mënul nekk parce que déggoowuñu jamono jii buñ ko doon jéem ci xuloo ak xëccoo de positionnement la ñu nekk. perte loo temps sénégalais yi jamono jooju nguur gaa ngi teg ay plan am di waajal li benn la ci jàngat bi ñu am ci coalition opposition bi ñi mën a ànd nañu ànd ñi mënul ànd ku nekk jël sa yoonu bopp xool nooy tojee sa bopp janax. waaye dafa am lu ñu jaaxal ci coalition bii mooy bi ci njëkk problème de communication rawatina benn ci sortie yi mujj yi kenn ci leader yi def muy Thierno Alassane Sall xëy na stratégie la pour moom. ngir wane ni ñun bokkuñoo ak ñeneen ñi mais képp ku koy conseil en communication politique bu ko bëggee na ko wax ni du stratégie bu baax ndax gars yi daan la coow naam mais du coow bu lay apporter li ngay yóotu du stratégie bu baax ngay attaquer ñoo xam ni amaana defuñu la waxuñu la amaana sax yéen a bokk benn combat nañu déglu extrait Thierno Alassane Sall bi ñëwaat. c'est de comprendre que nous sommes dans un moment très dangereux pour le pays. nga xam ne n'importe quel aventurier peut être élu à n'importe quel poste. C'est ce que j'ai dit. Mais ce qui se passe dans ce pays-là est très grave. Mais débat bi am fii ci affaire mairie Dakar yeeg yooyu. Le capitaine Touré le machin qu'on recrute. Mais c'est très grave, c'est le reniement. loolu tax ma ne gars yeeg ñun bokkuñu objectif. waaw léegi may man nag. non je termine sur cette. Thierno Alassane Sall dafay attaquer Barthélémy Diaz ci nomination yi mu def jëm ci Guy Marius Sagna capitaine Touré. ñun nag li ñu jaaxal mooy ci mbir mi bi ñaari jëm yi doon subir li nga xam ni mooy injustice nguur di teg seen kaw yu métti ngir xooxatal leen dàqulu leen ci seen bërëbu liggéeyukaay loo xam ni du dëgg du yoon
imaginel xale bu ndaw bu ci mel ne capitaine Touré ñu daldi koy dàq yàq carrière am ndax lan dafa lànk ni bokkul ci complot keneen jël ko ngir muy jàngale mën ci yor njabootam gouvernement bi taxawaat ne nañ ko dàq na torox bu mu tekki dara ci réew mi bi li lépp di xew nag Thierno Alassane Sall dafa décider maandu ci kenn wax ko dara ndax droit am la ku ne sañ nga maandu mais as mbir boo ci maandoo dañ ciy maandu jusqu'au bout maanaam du ma wax ci ñii te duma ci wax baabadan mais ba ñuy teg seen kaw lu métti métti waxoo dañ ci maandu mais bàyyi ba sa beneen naataango politicien réparer injustice boobu noonu ñu leen tegoon tooññat bi tooñ bi ñu leen tooñoon et puis nommé wu leen ay nomination yaa ma neex daf leen nommé selon ñoom seeni compétence li ñu jàng muy wàllum kaaraange ak social Thierno Alassane Sall di soog a génn di leen xas ne lu tax ñu leen di insérer ñun lii ba tey daf ñu def kaa daf ñu dépassé dafa jaxase suñu bopp yi ci koo xamante ni dañoo defoon ci moom vidéo ay weer ci ginnaaw biñ ko doon tuumaal naan dafa violer secret d'état ñu defoon ci vidéo ni violé wul benn secret d'état waa ji dafa am ay valeurs yu nekk ci moom vidéo bi ba tey mi ngi disponible ci chaîne bi maanaam li Thierno Alassane Sall doon bañ ci nguuru Macky Sall ba démissionné loolu la Guy Marius Sagna capitaine Touré doon bañ ñoom aussi ba ñu xooxatal leen te li ñu gën a jaaxal mooy Thierno Alassane Sall bu muy wax da ngay sentir benn mépris maanaam ku ñu rayal sa taw dem na ba leen di traité ay aventurier ay taxawaalukat yu amul paltaamuñu place te moom xam ne ni ñooñu Macky moo leen yóbbu chômage ba ñuy wër di taxawaalu mais jàng nañ fa ñu war a jàngee ñu former leen dans de bonnes écoles ba ñu am métier nguur ñëw daal di briser seen carrière te musul ñaawlu loolu dem na bay traité kenn de machin ku tekkiwul dara. nga xam ne n'importe quel aventurier peut être élu à n'importe quel poste. C'est ce que débat bi am fii ci affaire mairie Dakar yeeg yooyu. le capitaine Touré le machin qu'on recrute. mais c'est très grave c'est le reniement. loolu tax ma ne gars yeeg ñun bokkuñu objectif. te ñooñu defuñ waxuñ sàccuñ xaalis Sénégal saagawuñu teguñu ci deru kenn lu ñaaw te yaakaar na ni fi jamono toolu tey fi Sénégal toolu kuy acharné wu na nga acharné wu ci ñi nga xam ne ñooy sàcc yi ñi nga xam ne ñoo détourné milliards sénégalais yi pour ñun ñooñu ñoo mérité jéebaane bu dee nag nii la nar a opposé woo lii conseil buñ koy jox la képp ku ànd ak moom dina métti lool ci moom ak coalition am ndax ci sorteem ñun dañoo sentir benn rancune benn mbañal ak xepp ay doomi aadama jikko yoo xamante ni ci Macky Sall la ñu taamu di ko gis te lii dafay duddaloo ñi nga xam ni amoon nañ ci moom tuuti estime ak respect donc yoon bi mu nekk di jël muy nekkoo ci nguur wëlbatiku di attaqué ci opposition bi ñoo xamante ni defuñ la waxuñ la lii du stratégie bu baax ku ko bëgg na ko wax dëgg bii. kon tax solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.